ñaar fukki simili ak juróom moo bootu ci midi mbokki rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës ñu fas yéene koo jukki bokk na si nag jamono ji nga xamante ne nag ñi ngay waajal paluk njiitu gox yeeg gox-goxaan yi ak fit nag ñuy faral di nemmeeku ci yenn ci ay gox ci jamono joo xamante ne woy politique yi ñu ngay dagaan baatu askan wi gox nag yu ci mel ni Médina ak Pikine ñoom ñoo ci mujj Médina bi ci guddi askan wi nag ñu ngay joxe seenub gis-gis itam ci programme candidat yi nga xamante ne ñoom ñoo samp seen pëndënd ci bile jongante politique daañu ko teewlu ci reportage ci biir xibaar yi. ci biir xibaar yi daañu àddu itam ci njëgu ndawal gi nga xamante ne dafa daal di yokku jamono ji kilo bi nag diggante nag juróom-ñetti téeméer jàpp nag junni la daal di nekk jamono ji jaaykat ya nekk ca Médina rue 5 rawatina ñoom nag jàpp ne sabab li moo di tëjub frontière diggante réew ko Sénégal ak Mali Mame Alassane Seck laay moo ñu fa demaloon daañu ànd ak moom ci biir xibaar yi. xibaar yi ponk gu mujj gi li yéenekaay yi xëy fësal tey ji yemook alxames ñaar fukki fan ci weeru janvier atuma 2022 mbokk yi dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si dibeer ñaar fukki fan ak ñett ci weeru ko janvier atum 2022 la ñu fas yéene amal jongante paluk njiitu gox yeeg gox-goxaan yi kon ñaari fan moo daal di dox suñu diggante ñu koy waajal woy politique yi lu ëpp nag ayu bés ñu nga dagaan baatu askan bi waaye nag seetlu bi mooy boobule dagaan di campagne électorale bi ay manifester wala bokk ay fitna lañ ciy faral di nemmeeku jàppante diggante ay farandoo yi ci mujj nag bokk na ci Médina ak Pikine ay doomi aadama nag faral di ci amee ay gaañu li ni mel nag askan wi ñenn ñi daal di cay joxe seenub gis-gis itam ñu daal di koy joxe ci programme bi nga xamante ne candidat yi daan nañ ko samp ci jamono gi ñuy waajal élection paluk njiitu gox yeeg gox-goxaan yi Aliou Sow ci reportage. Grand Dakar ndaw yi di amal waxtaan bu xumb lool ñeel ëttug politique bi ku nekk ci ñoom di tubayul coalition ba nga àndal bokk na ci waa ji ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar jàpp na ni nag kàddu yu ñagasi ku jéegi moo koy yëkkati. moo def ci côté pouvoir moom seen discours moom impeccable mais côté de l'opposition tout certes sur la violence verbale et des jeux de mots là ça c'est pas bien quoi man surtout que loolu lay déplorer. keneen ki fare ci ku jéegi moom jotu see yiy yàbbi li mu nemmeeku ci discours yi bokk na ci ñàkk fësal programme candidat yi. man fii ma nekk moom gox bi ma nekk Grand Dakar wax dëgg yàlla moom 5 ñi fi nekk di mbëkkante gisuma ñu wax fi dara comme programme wax dëgg yàlla maanaam leader yi quoi mais maanaam ñi leen topp ñoom ñu ngi wër di campagne di wax bu ñu gañee dinañ def li gannaaw Grand Dakar ñu jubali ci Parcelles Assainies ma kumbam ñu taseeg moom ci unité 20 mu ngi ñaawlu bu baax yenn kàddu yi. waaw ay kàddu ñagas sax boo ko doon lim te du ci benn parti bi nekk ci parti yëpp la waaw ndax boo benn démb maa ngi am ma doon si seetaan ci koo xam ne sama internet bëgguma tudd turu jàmbur bëgguma tooñ muy saaga moom leader am loolu rafetul quoi loolu Abdou Diouf bàyyiwu ko fi woon ak ay ñoom Senghor di sagante te ñoom ñoo leen dàqoon politique ñoom te daan nañ def seen campagne présidentielle ba mu jeex doo ci gis Abdoulaye Wade saaga Tanor wala nga gis Tanor saaga keneen wala keneen ak keneen kon lan moo tax niveau politicien yu bees yi génn bëgg a jël saaga def ko pouvoir di ko xeexee. campagne bi door boobu ba léegi am na ñaari ayu bés candidat yi soobu ci langu politique bi ngir saafonteeg askan wi ñu dékk suñu micro ñu ngi ñuy xamal ni li gën a fës ci kàddu politiciens yi nekkul seen programme waaye ay kàddu yu ñagas la. Aliou Sow ci bile jongante politique wàccaay li Oxfam ak ñi nga xamante ne ñoo di waa Afrikajom Center ñoom nag démb amal nañu ab ndaje la leen yëkkati nag moo di fexe ba parti coalition parti yi nga xamante ne ñoom ñooy amal bile jongante amal ko ci anam bu jaar yoon cib dal mu bañ am benn jafe-jafe waaye nag jàpp leen ni boobu lañ ndaje ñetti coalition ñoo ko daal di teewee ci jano boobu nga xamante ne ñu ngi ko doon amal ngir ay élection yu jaar yoon waaye itam yu dal ci teewaay suñu reporter Mamadou Dia. Afrikajom Center tàmbale ay gox ci biir réew mi Kaolack Ndar
Mboro ak Ziguinchor door fa ay waxtaan ci jaww ji alam gi ak ndóol gi mu di ay ponk yu tolloog jamono yoo xam ne ci lañu woo candidat yii di laaj gox-goxaat yi ngir ñu waxtaan ci. muy des questions centrales yoo xamante ni nii bu ñuy dem ci élection pour ñu maintenant mën a nattal ñi nga xam ne ñoo war a jiite collectivité territoriale yi muy gox-goxaan yi ñooñu dañu leen a war a teg dans un débat serein ñu mën a toog wax ak ñi nga xam ne ñooñu la ñuy laat n'est-ce pas seen baat ñooñu mën a xam pour tànn. Oxfam ñëw dooleel Afrikajom Center ngir ñu nar a doon maire bàyyi xel doon yi muy sax ponk boo xam ne ONG bi def na ci ab rapport ñaari fan ci ginnaaw. dañu bëggoon rek xalaat ak ñoom ci lu mel ni ay solution yu nga xamante ni ay solution systémique la pour ñu mën a ñoom jouer seen rôle pleinement seen rôle lu leader ak seen rôle lu gouvernement local ñu mën ko jouer pleinement pour que mën a xeex coono gi askan wi nekkee parce que askan bi dafa sonn mais mën a xeex tamit ndóol gi ak métit yi nga xamante ne moom la askan bi di dund ci jamono ji ñu toll rawatina ci jamono Covid-19. grand débat bi dana tax ba askanu gox-goxaat wu ne mën a tànn ko gën ci moom juróomi at yi ñu jëm waaye ñetti coalition képp ñoo teew ci débat bi muy Sénégal Horizon 2035 Yewwi Askan Wi ak Wàllu Sénégal. On avait lancé des invitations à tous les candidats. Partout où nous sommes passés, ça a été le cas. yónnee nañu ay lettre invitation candidat bu nekk wante fasuñu kenn ngir mu teew ku mu neex mën nga ñëw bu la neexee itam mën nga yónnee ndaw bu la fi teewal ndaxte dafa doon ay débat yi nga xamante ni njariñu Sénégal kese moo ci nekk. Ce fut le cas à Saint-Louis, etc. Parce que ce sont des débats de haut qui permettent de tirer le Sénégal vers le haut. ñi teewul ne campagne électorale bi ko waral ñi teew ñoom waxtaanee ñaari ponk muy yorin wu rafet ak nu ñu fexe ba méngale dëkk yi ak jamono naka noonu muy dëkk yu naat. Mamadou Dia ñu àddu ci leneen ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ay liggéeykat bokkoon nag ci ama Sénégal ak waa ñi nga xamante ne ñoo di Sotrac daal di sumbu grève xiifal boobu nag ñu nemmeeku ne ñett ci ñoom nag daan nañ évacuer leen ca l'hôpital ñi nga xamante ne ñoo di seeni ay njaboot jano démb doon amal assemblée générale bi ñu amal ko ci teewaayu secrétaire général syndicat liggéeykat yi nekk ci wàllub nettoiement ma daal di si yëkkati nag ay kàddu xam ne nag jamono ji la muy naqarlu bokk na si ñàkk atu ñi nga xamante ne ñoo di seeni ay kilifa ci mbir mi ngir saafara mën a juddu ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñooñu nekkoon ay liggéeykat ci yooyu kër ñoom la ñuy jànkoonte la jamono ji ma daani si ñu daal di koy teewlu ak i rajo. président de la république ñëpp gis nañu bi mu taxawee Guédiawaye dafa taxawoon wax ne en 2019 suñ ko réélire dina régler la situation des sociétés liquidées comme AMA comme SIAS et Sotrac. Ça fait 3 ans que la situation perdure et Diané dafa ne dige bor la waaye ñàkk ko def tas yaakaar te boo xoolee li tax mbir mi doy waar plus de 213 volontaires yoo xam ne dañoo inscrire ne ñoom dañuy ñëw pour tëdd parce que ñii dañuy dugg ñii di génn donc dugg génn boobu xëy na peut-être moo tax sentiruñu peut-être yenn coono yi ba yàlla def ñu am ñett ñoo xam ne ni amoon nañ ay jafe-jafe ba commandant corps urbain bu Pikine le commandant Diop woo ambulance bi au niveau de l'hôpital Dominique pour ñëw jël si leen loolu daal lañ fiy gis comme jafe-jafe parce que mënuñu concevoir ay sociétés yoo xam ne liquidé nañu depuis plus de 27 ans su ma jëlee exemple SIAS ñu ko liquidé depuis 1995 ça fait 27 ans 1783 agents lañu woon ñu ngi leen amel presque 1,5 milliard su ma jëlee société bu mel ni Sotrac 92 lañ ko liquidé ça fait 24 ans état bi mi ngi leen amel 9 milliards suñu ñëwee ci AMA Sénégal ñu ngi ko liquidé en 1986 il y avait 1777 agents état bi mi ngi ñu amel 2 milliards 100 et loolu nag depuis loolu ñu ngi ciy topp di ci daw boo xoolee boo defee cumul bi presque plus de 12 milliards la et li ñu gën a naqari mooy le mépris ak manque de respect ak de considération bi nga xam ne autorités yi def nañ ko ci wàllu dossier bi parce que Olof Ndiaye ne dafa ne diggee bor la waaye ñàkk koo def tas yaakaar nag weesuwul nga jël ay engagement te mënoo koo respecté loolu nag day wane ni liggéeykat yi amatuñu yaakaar ci lenn parce que liggéeykat bu demee nag bay organiser ay grève de la faim mooy wane ni amatuñu ay solution
Madame Sy secrétaire général bu syndicat ñi di liggéeykat yi nekk ci wàllub nettoiement doon àddunoo ne nag ci grève xiifal bi nga xamante ne ña nekkoon ay liggéeykat ca ama Sénégal ak Sotrac ak SIAS daan nañ ko sumb wax ci leneen ca Somone la ñu daal di wutale ak université bu Somone bi nga xamante ne jot naa amalub ndaje yëglu ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal fexe nag ba doomu Afrique yi génnee ay jumtukaay wala boo ko taxawu seeni ay naataango ci ay jumtukaay yu am solo yoo xamante ne mënees na leen dimbali ci seen nekkin rawatina soxna yi nga xamante ne dañoo wonnu lor li ni mel nag taxawu la ñu daal di bëgg ci yooyu la soxna ñu jagleel leen ay jumtukaay yoo xamante ne mënees na ñaa natt seenu tolluwaay fexe nag ba wérgu yaram gi gën a mën a ñoŋ ci ndaje ba ñu doon fësal projet yañ ci doon amal projet yi naka yemook fukk ak juróom la ñu ko daal di xamle kiñ ci teewlu di Sidi Ndaw moom mooy recteur bu université ba ñu teewlu ko ci micro Mountaga Kane. waaw loolu dafa am benn projet bu tudd development engineering mooy nan ngay utiliser xam-xam ak engineering pour jëriñ askan bi donc soo xoolee da ngay gis parfois de temps en temps ay tubaab jóge ci ay seen dëkk ñëw ci Afrique di tabax ay teen wala di dimbali ay kii wala def noonu loolu noonu dafa nekk loo xamante ne ñun en fait mën nañ ko defal suñu bopp te élèves yi fi nekk mën na ko def donc élèves yi lu ñu def mooy ren ji dañoo gis que jigéen ñi nekk ci baal nañ ci loolu wax bi ëmb di dee ci loolu noonu que dafa xaw a bëri dañu demoon ci benn ville ñu demoon ci région de Kédougou ci benn commune bu tudd Djily Ferlo ñu dem gis jigéen ñi ak sage-femme yi ak bàjjen gox yi gis na ni en fait loolu problème la léegi ñu xam lan mooy problème ñu am yëpp léegi ñu dellu si ñëw ci université bi liggéey ci benn prototype benn miroir intelligent bu permet jigéen bi su tollee ci ëmb mun a xam lu mu war a def yëpp su waree gis docteur bi donc fu mu munti nekk tam si Sénégal docteur mën na ko gis docteur bu nekk Dakar wala docteur bu nekk États-Unis fu mu mën na ko gis loolu dina ko permettre am muy mën a xam ki la war dem hôpital di def ay suivi ba yàlla dimbali ko mu jur doom ci jàmm ak salaam donc loolu mooy projet bu élèves yi liggéey te utiliser nañ ko fii sax ci Somone. dama leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi njëgu ndawal gi daal di yokku ci yenn ci ay gox loolu nag waral ñu daal di cee amal taxaw seetlu ngir rek nga am kilo ndawal faw rek nga daal di génne juróom-ñetti téeméer jàpp junni li ni mel nag jaaykat ya nekk ca rue 5 ca Médina ñoom ñoo ko xamle la ñu jàpp nag sabab li di tëjub frontière diggante Sénégal ak fi nga xamante ne moo di réewu ka Mali dogal gu bawoo ci kuréel gi di CEDEAO reportage bu mu si fermeture frontière diggante réewum Sénégal ak Mali jugal na ay gàllankoor yu bëri jaaykatu ndawal yi nekk ca Médina ñoom ñooñi ñu ngi xam ne ni njëg yi sax dafa daal di yokk ndax xar yi li gars yi gën a bugg ci xar yi ak nag yi Mali lay jóge donc su tëjee dina indi beneen problème te problème bu muy indi dafa bëri te actuellement yàpp bi dafay gën a cher gisuñu xar gisuñu nag gisuñu bëy mais lépp a cher léegi yàpp dee dem ba kilo à 4000 dem ba nar dem ak kilo à 7000. waaw genn wàll presque 35% ba kii bi bétail bi foofu lay jógee foofu su tëjee kay ñu dañu xaw a paralysé. ci jamono ji nag néew na lu ñuy gis ay clients ñenn ñi sax dañu ñëw waxaale waaye dañuy mujjee ñibbi. mais client dañu am problème ñoo ngi ñëw mais buy ñëwee gisuñu lu ñu bëgg te ñun loolu suñu intérêt. et puis su chéré clients yi dañuy wàññeeku. jaaykat yi ak clients yi ñu ngi sakku ci nguur gi ngir rek ñu mën a lal ay waxtaan ak seeni naataango ñi nekk ci bopp réew Mali. son excellence Macky Sall mu jéem ci dox ay jéego yoo xam ni jéego yu rafet jéego dëkkandoo ñu ubbi frontière bi xar yi mun a dugg lépp mun a dem liggéey bi tegaat ci raay bi. ñaari état yi ñoom ñoo mën a toog waxtaan. nanu jéem a waxtaan rek jéem a aller situation bi parce que Mali ak Sénégal c'est le même peuple. fi mu ne nii kilo ndawal 5000 francs seer na trop ak fi 2000 toll seer na trop. te rue 5 bu Médina jaaykatu ndawal yee ñoom nag ñu ngi wéy di xaarandi ay clients ci jamono ji nag situation bi am ca Mali dafa rek daal di indi ay gàllankoor yu bëri ci seeni business ñoom nag ñu am yaakaar ni autorités yi dinañu wut ay pexe ngir rek ñu mën a wéyal seeni liggéey nu mu waree.
Mamadou Sy gannaaw Médina rue 5 ñu wutali ca Colobane waxtaanee ba tey wàllub njënd ak njaay bi la yoon nag ci wàllub colko gi la ñu daal di wax ak jamono ji nga xamante ne moom la ñu nekk jaaykat ya nekk ca Colobane te nag waxtu bi ñu doon faral nag di jaay yëre sedd jamono ji nag nee nañu seen liggéey doxul ndax li ko sabab climat bi nga xamante ne gis nañ ne dafa am coppite jamono ji ci Sénégal weeru janvier xam ngeen ko jamonoy sedd la doon tombel waaye nag jamono ji la ñu gis nag moo di sedd bi dugg seegul na mu war a duggee loole nag waral seen njaay dafa daal di tagga tembe ci yëre yi nga xamante ne moo di yëre sedd yi Mame Alassane Seck lay reportage. Pull collant pantalon ak yeneen xeetu yëre seddaay ñu fekk ko fii ci Colobane wante client yi teewuñu benn yoon. client yi ñu ngi ñëw nànk-nànk ndax ins bi dañoo wax ne bu ñu jëlee yëre sedd yi maanaam tey day sedd su mu tàng xam nga loolu wax moo duñ ko nangoo depp seen place xam ñun moom daanaka moom añu voyage ñëw depp ko sa place ins bi yu bëri mi ngi depp delloo jiwaat nañ ko ndax seddul. jaaykat bi jaaxlewul ndaxte lu mu yàgg-yàgg yaakaar na ni dina jaay yëreem yi le nga mujj delloo depp ba de moom boo ko mënut a jaay da nga yóbbuwaat depp yàqu quoi suñ place la depp maanaam fekkee place daa fees boo wàccee kon foo lay nekk quoi loolu suñ place la. wuute lool ak kii ko jiitu jaaykat bi moom amul benn yoon yaakaar ne yërëm yi lee mën na jar. ren affaire bi ñëpp la handicapé parce que exposé leen bagage yu bëri gis ne lépp yëre sedd la mais climat bi baaxul day tey suba mooy tool mu tàng encore et daal ñu ngi nii bagage sedd yaay nii boo ko filmé di nga gis lépp li ci biir lépp yëre sedd la yi ci yoon bi tamit moom la tey seddul normal tàngul bu seddee tey moo ngeen lii bu ëllëgee mu tàng vraiment daal moom ñun daal ñu ngi nii. jamono bi seddaay bi yéex na dugg lool ba tax na jaaykat yi amatuñ yaakaar ne seen yëre yi mën na jar. Mame Alassane Seck laay ñu àddu ci mbas mi coronavirus tolluwaay bi ci réew Sénégal ak xayma bi la mu fësal nag ci bésub tey lim gi nga xamante ne ñoo daal di génn amee ñaar doomu jàngoro bi mi ngi yemoo ko ci ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi doomi aadama lu toll nag ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent lañu daal di testé ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ñoom nag ñoo daal di wér ci bile doomu jàngoro di coronavirus ñu xam ne itam ne fukk ak ñaar jamono ji ñoom ñoo ne ci sauvetage ñeenti doomi aadama ñoo faatu ndax mbas mi bésub démb yemook àllarba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier atum 2022. mu ngoog bi ci réew xibaar yi dañu koy tàmbali ak ca république démocratique bu Congo la ñu fay waxtaane nag di vice président bu assemblée nationale ba fa moom nag ba xam dina tekki ndombal tànkam am déet wala boo ko ndomb tànk bi daañu ko tekki am déet jamono ji nag moom la ñuy waxtaane ca réew ma li ko sabab nag ñu ne nag ñi nga xamante ne moom la bokkal bi les partis du UDPS ñenn ñi nag jàpp nañ ne doxalin bi moom moo waral nag ñuy sàkku mu daal di tekki ndombal tànkam dem na sax ba ki nga xamante ne moom moo jiite réew ma république démocratique bu Congo daal na ci àddu ci doxalin bi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku ci kooku nga xamante ne moo di Jean-Marc Kambou di jiite nag nekk vice président bu assemblée nationale ba kon jamono ji nag la ñuy sàkku mooy rek ñu mu tekki nombal tànkam ba xam nag dina ko amal am déet kon ëllëg wala bokk ci daan ci gindeeku ci suñu yeneen jotaayu xibaar. leneen lu ñuy waxtaanee ci bi ci réew xibaar yi bokk na si nag lu soxala réewuk Libéria nag jamono ji ñu xam ne ab l'accident moo fa daal di am ba lu yemook nag ñaar fukk ak juróom-ñeent ci doomi aadama ñàkk ci seenub bakken ci accident bi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku ca réewuk Libéria di xibaar boo xamante ne itam mi ngi bawoo ca ko yore kàdduk police nationale ba fa ñu xam ne nag manifester lañ doon amal ci wàllub diine ba nag lim bu ñàkk ci seenub bakken ca réewuk Libéria ñu mën caa lim nag ay tout tànk yoo xamante ne bokkoon nañoo ci boobule manifester xibaar bi nga xamante ne moo bawoo ci police nationale ba xam ne itam bu ñu moywul nag lim gi dina ëpp
ëpp lim bi nga xamante ne moom la ñu joxe jamono ji ndax ñi ci amee ay gaañu gaañu yu metti daal nañ takku di xibaar gu ñu jotee ci réewuk Libéria. dellusiwaat ci réewuk Sénégal ci Petite Côte bi Mbour séeréer la ñu daal di wutali Mbour séeréer di dëkk bu am taarix nekk itam dëkk goo xamante ne moom nag yàgg na njëkk itam gox bi di Mbour am taarix boo xamante ne moom lañ fay nemmeeku ñu dem seeti ko ak suñu correspondant di Muntaga Kane. dale ko si junni ak juróom benn téeméeri at si nga xamante ni ñu ngi jóge woon Kajoor wala Siin ñoom ñoo jëkk a ñëw fii ci Petite Côte rawatina ci quartier bi. 1600 la ñu wax ne séeréer si était déjà ici installé Siin ak Kajoor daal moo popularisé la Petite Côte ici. ki nga xamante ni moom moo sanc quartier bi mu ngi tuddoon Mbagnick Wally. dañu wax ne kii sanc Mbour boppam lañ ko tuddee mooy Mbour Faye di sunu maam. nga xam nga ne nit fa mu dëkk fekk fa moom kenn rek a nekk foofu kon di naaj te mu wax la turam mu yàgg loolu mooy siiwal tur bi waaye nag Mbour ñëpp xamuñu ne Mbour séeréer fii ñu ne nii moo sanc Mbour waaye nag jëkk wuñ fii waaw ñu ngi njëkk fi ñoo wax nag Mbafay Mbour Mbafay Mbour nag ci château d'eau bu ndaw ba la nekkoon amoon na benn Dakar bu mag bu fa nekkoon ñu di ko wax su Mbafay muy Dakaru Mbafay am na nag ay dëkk yu bari ñu ngi ci wax Mbafay ci fii lañu bàyyi ko boobu nag ñu nekk fa ba yàlla at ñu génne dañoo rëbb am na benn rab bi ñu xojom xam nga xojom du laal garab du laal suuf moom nag xojom ba dugg seen diggante ñoom lu ñoo def nag au lieu que ñu bàyyi ba xojom bi dal ci kenn te waaye lu di ko def mu xojom bi dalee ci kenn rek ñu tiire kooku daanu ñu ne nag o jaxalu mbuquluur xanaa ci toog diw te suux toy waxaane yéen xojom boobu lañu tudde jaxalu mbuqulu jaxal mooy tene ñu def noonu bañ mu des ngóor ki ñuy wax ngóor nag mu ngi bàyyi woon itam moom waala ak Mbour Faye fan ñu bàyyi ko nag dal di ngóor samp fi cuujaam dafa samp cuujaam Mbour Faye samp fi tracteur bi ne moom mu dal di samp foofu armée la am nga foofu sax géej gi moom dafa feesoon dell ak jën ba tax ngir ami jën sax askan wi duñu sori dara pour mën a am li ñuy soxla jamono joojee leemaar sax lañ doon gën a dundee. su dee jën il suffisait tout simplement nga yor sa pañe nga dugg ci biir kii bi gis ba kii nga daal di tibb ay keseg ñoo amoon boobu jamono kay keseg faaj soo demee faaj seen gaal yi moom la ñuy defee lu ne te yett kii bi rek kese tronc da arbre bi moom rek la ñuy yett boobu napp ci demeewul noonu nii parce que boobu jamono sax daawuñu napp lu sori ak kii jam la ñu doon def jam jën nga indi jam wala mbaal ñoom ñu ci bari soo demee faaju sax loolu des na foofu ba tey mbaal ak kii mbaal sànni waaw loolu daal amoon na fi lii di jën yomboon na leen lamantin nag loolu loon doon jàpp seeni jamukaay parce que buum bi su nekk ni jamukaay bi nekk nii soo sànnee ba mu jam da ngay bàyyi mu daw ak buum bi su dawee ak buum bi nga xëcc alors ou avec le temps nga mu agsi amoon nañ fi teen bu ñuy naane teen bi ñu ngi ko naan guluñ lañ koy wax mais fii à 20 mètres wala à 40 mètres daal foofu ñi ko xam suñ ko nuuree dinañu gis teen bi te fond ba ndox mu lewet lay doon. am na benn guy bu mag gi nga xamante ni mu ngi ci digg quartier bi fa la maam yi doon defee seen xar baax ci wàllu diine ceddo waaye tey jii donte léegi daanu na waaye mu ngi wëy di ami xob ak di sànni askan wi ay màndarga. ci garab bi ñu taxaw mooy guyu cosaanu Mbuur du ma ne Mbuur séeréer mais Mbuur te guy gi am na borom ay yamb ñoo fi dëkk te yamb yi doon nañ gën ci ay période yan période mais daal doon nañ toog daal ba ñuy gën yëngal donc guy gi aussi cosaan la maam yi
xam nañ liñ fi defoon donc maanaam da doon aar daal am na li mu doon aar ci Mbour Séréer loolu nag ñun xale yi bon xamuñu ko mais mag yi daal xam nañ ne fii cosaan la doon nañ fi jàmm yàlla aussi ci ceddo yi waala mu ngoog cosaanu Mbour Séréer gox gi ñu njëkk a dëkk ci dëkk bi nga xamante ne moo di Mbour ñu doon ci ànd ak Mountaga Kane yegg si ci ponk gu mujj ci jotaay gi li yéene kaay xëy fasal tey ak Baba Ndiaye. mbaa yéen a nga ca ñetti fan yi de sunu digganteeg bésub élection locale yi daal du sedd dana saf-sàpp ci réew mi de bés bi la journée élection locale yi daal moo bëri secret ndaxte Pape Diop ñi di bokk juróom-ñeenti liste la samp ci Ndakaaru capitale bu Sénégal ci fukk ak juróom-ñeenti commune yi nga xam ne ñoo sekk département bu Ndakaaru kon lu toll ci fukki commune Pape Diop amu fa liste yéegle kaay groupe immédiat bi ne ndax Pape Diop mi mën na nekkaat maire Ndakaaru capitale bu Sénégal yàlla rek a xam ca Cambérène gars yi benn liste lañu bëggoon a samp waaye nag loolee entour ndax juróomi liste ñoo sampe waxtu wi di xëccoo photo yu maire Cambérène ba yéegle kaay groupe immédiat bi yamu ca ndaxte nee na nag fi ni daal ma ngay jax-jaxi ci wërngal gu mujj ci élection locale yi ci capitale bu Sénégal ndaxte démb ci Ndakaaru guerre bu sàpp moo jolli diggante Farando Aïssatou Fall di candidat Yewwi ak Jean-Baptiste Diouf maire sortant bi nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection yu dëgmal yëgle kaay bi ne gaay na ñoo doon reyante ba juróom-benn nit ñoo ci amee gaañu yu tedd ñoom ñëpp ay Farando maire bi lañu juróomi nit ñoo amee gaañu ca Pikine Est ginnaaw jàppante yu doxoon diggante waa Yewwi ak waa Benno yëgle kaay groupe immédiat bi yamu ca ndaxte nee na raak ba démb nag ay paaka ki jaasi naka noonu xeet yëpp doon jalaa ñu démb ci fitna gi nga xam ne moo jolli ca Pikine Est am na itam ay oto yoo xam ne gaay dañ ko tojote rek lépp ba dara desatu fa waa lii tamit mbaa jàmm la vox populi ca Mbàkke juróom-ñetti nit ñoo amee gaañu ci raak bi nga xam ne moo fa sampé diggante waa Benno yi ak waa Yewwi Walf Fadjri boobu ci Kër Massar ma nga jax-jaxi ndaxte démb tànk dina def diggante waa Benno yi ak waa Yewwi L'Observateur ne lu wax ji bëri nga yëg nga ñàkk yëg deret gu bëri ma tuuru ci campagne électorale yi jëm ci élection yu jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ndaxte yëglekaay bi nee na juróomi nit ñu amee gaañu yu tar ca Pikine Est ñeenti nit ca Malika yëglekaay bi ne Ousmane Sonko ñu dal passé bu dee bëgg na bakkanam nag bu mu teg tànkam mu ci Guédiawaye ndax gaay la jóobi nee nañu bés bu tegee tànkam ci Guédiawaye Ousmane Sonko dina xam ne lépp a dëgg laa tur bi ne fitna gi kay yemul rek ci Ndakaaru ndax ca Ndar géej tam jël na wàllam ndaxte benn pick-up bu Benno Bokk Yaakaar moo foncé ci kaw caravane waa coalition gox yu bees gaañ fa benn xale bu jigéen ba mu amee ay jafe-jafe yu tar ca Ndar géej Bamba Fall ci l'info ne fitna gi yëpp jaajaxe ci réew mi lu ñuy njaag njiitu réew mi Macky Sall nee na mu ñàkk ginnaaw bu ñu sampee baro du feuille ci Sénégal ne looloo waral nag fitna gi di sekk jéego bés bu nekk ci kanam Cheikh Ahmed Tidiane Ba moo nekk ci xër bu njëkk direct ci news muy xamal gaay bi nañu waajal ndax nee nañu li am na ci Médina daal duñ ko bàyyi mukk mu sedd ba tax ñu ne taxaw tem la ñu def lu gaay Bamba Fall bax rek ñu ngeer ko yéeg la ne sagara nga xëy ci Médina ndaxte ñaari coalition yi ci defa dugg saf sàpp nag loolu jëm ñu dem ci L'As Quotidien fekk fa waa coalition Yewwi ak meeting gi ñu amal niki démb ca Parcelles Assainies ci terrain ak APS yéeg la Barthélémy Dias ibn Jean-Paul Dias candidat Yewwi ci maire bu Ndakaaru démb nag mobilisation wurée la ñu amal ndaxte démb wàcce nañu Parcelles Assainies ci teewaay Ousmane Sonko Khalifa Sall ak gaay yi nga xam ne ñooy ponko li sekk coalition Yewwi Askan Wi laas ne soo leen bëggee dégg dëgg na xam na ne démb Barthélémy Dias kon mbooloo mu takk ñoo ko gàttandu teel ko ci bu muy ñëw ci meeting bi nga xam ne la ñu amal démb ca Parcelles Assainies jamono jooju Zahra Iyane Thiam mi samp ndëram ci maire bu Sicap ma ngay woyal porte à porte yi ak waxtaan ak askanu Sicap gépp ngir ñu samp ko ci bopp mairie bi critique ne en tout cas daal Barthélémy Dias ibn Jean-Paul Dias démb mobilisé na mobilisation gu rëy ginnaaw meeting de culture gu ñu amal ci Dakar capitale bu Sénégal Vox Populi nii waaye Yewwi kay démb wane nañu seen bopp ci capitale bi ginnaaw meeting gi ñu amal démb ca Parcelles Assainies te bu ñu sukkandikoo ci Jamil Sy nekk candidat Yewwi ci Parcelles Assainies nee na nag mbooloo mu takk wi mooy fi ni askan wi tànn nañu ba noppi te waaye Yewwi lañu tànn Barthélémy Dias ci l'info nii élection locale yi teeru ci Sénégal ñaari fukki fan ak ñett ci weeru janvier ñaari pexe rek mooy am benn bi nag mooy mu dem ci bureau 22h lu ko mooy nag mu dem ci kaso ba Ousmane Sonko ne gaay bu ngeen bëggee nag soppite ci bopp réew Sénégal ci atum 2024 loolee nag ci élection locale lay tàmbali jëm ci élection présidentielle yi ci atum 2024 Vox Populi rek l'info nii guerre bi nag tàmbali na diggante Moussa Sy ak Amadou Ba ndaxte ñaari gaay may tawuñu lenn kàddu gu dem beneen dikk Moussa Sy ci laas ni Amadou Ba ak Mbaye Ndiaye nag dañoo dumóoyu gaay ci coalition bi ginnaaw guerre wu ñu samp seen diggante coalition yi yëpp ngir maire bu Parcelles Assainies ak maire bu Dakar capitale bu Sénégal Le Quotidien ginnaaw génn yi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko ak Barthélémy Dias waa Benno nag tontu nanu ndaxte gaay nee na dootuñu bàyyi ci leen muy sedd ku leen ko timam baax la ko Abdou Karim Fofana ci Le Quotidien Barthélémy Dias maire bu Mermoz Sacré-Cœur nekk candidat Yewwi ci Ndakaaru am programme
ndaxte programme am weesuwul sànni xeet Macky Sall ak jëli kàddu yu ñagas di ko teg ci dërëb nguurug Sénégal gaay Lat Diop bi ne ci géej waaye ne dootuñu bàyyi mukk ñuy songu seen kilifa gi di Lat Diop ndaxte nee nañu dootuñu may leen Ousmane Sonko ndax lu ñu yàqati seen njiit lii di Lat Diop kon danañ ko defante ba mu saf-saf laataa ñu dëj Ousmane Sonko ñu dal Pastef cib àndam critique ne Abdoulaye Diouf Sarr nag waa Yoff samp nañ ko ci boppu mairie bu Ndakaaru source ne Abdoulaye Diouf Sarr kay waxtu wi kay ko tëgg nag la àndal jëm ci élection locale yi ndaxte nee nañu ndam li moom féete na seen bor ba noppi nañu ànd ñun ñëpp dem ci Vox Populi yëglekaay bi ne fanweer ak juróomi membre yu Kara sécurité yi nag léegi bàyyi nañu leen waaye nag ci contrôle ci lañu nekk ay dossiers yu tàng jër te bëri moo nekk ci loxo justice yoon bu Sénégal La Tribune ne dossiers yooyu mu tënk justice bu Sénégal gàttan ko ba justice bi nag waxtu yu moomul boppam maanaam ci kaw gàttal indépendance de la justice ci lam ni rek la yam bés bi le jour ne Sénégal ak Cap-Vert ñooy jongante ci huitième de finale yi te jongante bi nag mardi la ñetti waxtu ci Bafoussam Vox Populi nag jongante bi kay tey bi la dëgg diggante Sénégal ak Cap-Vert te jongante bi nag narta yombu mu ci gaynde yi ak ci waa Cap-Vert ñu bokk jëm ci lamb ji sunu lamb yëglekaay bi ne jàkkaarloo Ama Neex ak Lac Rose bi ñu jàpp ñetti fan ci weeru avril ndax dina mën a am ginnaaw weeru koor wi teru ci Sénégal libération ne musiba dëgg nag moo amadu ci réewum Sénégal ndax benn waaye bu ñu naan Amadou Ba moo jël seen xaalitu facture courant bi jox ko cousin am cousin bi réer la xaalis bi Amadou Ba jàpp ko duma ko ba mu nekk ci coma ñaari fan la ci teg waa ji dee mais da ngay seetlu rek. mu ngoog Baba Ndiaye sant ko gërëm ko mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg suñuy programme jotaay njolloor si fii la ñu koy yëkkati amoon mbégte dëkk leen xibaar yi di wóyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf